présentation des objectifs de la réunion. Je ne sais pas qui va le faire. Sec, c'est vous, bien? Ok. C'est en deux temps. Ah, c'est en deux temps. Ok. Waaw. D'accord. Ok, monsieur Diop. ñu ngi lay baamtuwaat nuyoo yi ñu la nuyu sànq di la gërëm également di la remercier parce que effectivement réunion bi nga xam ne moom la ñu tàmbali tey ci Fissel dinañu ko def lu toll ci fukk réunion ak juróom-benn fukk réunion ak juróom-ñaar donc tey mooy première réunion bi nga xam ne dañu koy def mu aju ci projet PAMIR nga xam ne prévoir nañ ci juróomi junni branchement particulier ci zone bi nga xam ne CO mu ngi koy jox ndox te arrondissement Fissel bokk ci commune Fissel ak commune Ndiaganiao particulièrement nekk ay communes bénéficiaires ma fàttali rek ni ñun ñi nga xam ne ñoo seq liggéey bi ànd ko ak yéen OFOR la ak CO nga xam ne moom moo nekk fermier bi nga xam ne moom la ñu jox délégation de service public bi ñuy woowee Notto Ndiosmone Palmarin ak MSA nga xam ne mooy bureau bi nga xam ne moom lañu dénk liggéey boobu mu war ci ànd ak kuréel yi nga xam ne moom la ñuy tëral tey di fàttali rek ne CO mu ngi tàmbali liggéeyam fii ci 2015 ci li ko dalee Tasset ba dem dans les îles du Saloum mu nekk 17 communes yoo xam ne moom moo leen di jox ndox mais jox ndox boobu nag am na ay jafe-jafe yoo xam ne nemmeeku nañ ci ko ci parce que xam naa ne certainement dina ñëw ci waxtaan bi préfet li ci njëkk mooy rendement réseau bi c'est-à-dire li nga xam ne moom la ñuy produire ci ndox ak li nga xam ne moom la ñuy joxe moom la ñuy facturer am na différence boo xam ne jéggi na dayoo. loolu benn vision la fu ñu war a yegg la waaye balaa ñu faa yegg am na ay actes yu bëri yu OFOR nekk di poser ak yu mu nar a poser ngir yombalal ñëpp ñu am ndox ci loolu la ñu ne liggéey bi buñ koy def tamit waxtaanee ko da cee war a jiitu ndax nañu ko def bu ne nañu ko wax da cee bu ci jiitoo da koy gën a yombalal moo tax ñu dénkuñu ñun cabinet MSA ngir ñu yor lépp luy wàllum communication ak lépp luy wàllu ciblage donc dañoo dénk benn mission boo xam ne dafa am ñetti pàcc mooy maanaam bu ñu bëggee kër gu ne am ndox bu ñu ko bëgg a yombalal amaana am na ñu mën a fay ba egg jot ci ndox mi waaye amaana am na ñoo xam ne seen poche jotul seen doole jotul seen ginnaaw ba tax na ñooñu la ñu xalaat ne war nañ leen mën a defal ay branchements sociaux moo tax ñu dénk ñu ciblage bi pour ñu mën a tànn ak yéen ndax tànn bi du toog Dakar ne dañuy tànn kër gi walla kër gi dañuy waxtaan ak population bi ñi bëgg ndox wane seen bopp ñu teg ci commune bu ne benn commission boo xam ne dina étudier dossier yëpp ngir ñu tànn yan kër ñoo gën a yelloo ndox mi ñu fexe ngir ñu yóbbu leen ndox mi seen ménage. parce que dispositif am na fi ba pare xanaa mettre ko en forme ba mu adapté wu ci wàllu ndox mais y a déjà des comités communaux yu am maillage communal bépp kuréel boo xam ne moo ngi ci commune bi rek moo ngi ci comité boobu ñun am nañ chance boobu donc li may wax mooy dañ koy adapté rek jëmale ko ci ndox mi daanaka suite lay doon ci ñun ci liggéey bi nga xam ne tàmbali nañ ko notamment bi ñuy def ciblage des bénéficiaires de l'aide alimentaire yemuñu ko sax ci commune bi ñun dañoo dem ba ci village yi village boo fi jël am na comité boo xam ne bépp sensibilité bu am rek ci village bi moo ngi fa waaw donc defe naa ne yéen fekk ngeen fi loo xam ne ci ngeen di sukkandiku objectif bi ngeen bëgg a incha allah pour ñun ñëpp ñu àndandoo am ko suñu objectif sax laay wax li nga ko waxee mooy ñu fexe ba képp koo xam ne yelloo na ko ñu jox ko ko
ñu bañ a bàyyi koo xam ne yelloo na ko tànn koo xam ne yelloo ko waaw ñun ñëpp ay néew di doole lañu wante nag xam nañu kan moo tane kan waaw loolu ñun fii moom déjà xamante nañu waaw monsieur le maire xam na ne moo ma tane waaw donc donc mën nga rappeler. chance récemment am na ciblage des pauvres bu am ci zone bi donc du ñu réinventer la roue dañuy insérer wu ci dispositif bi rek en tout cas objectif bi mooy ni nga ko waxee fexe ba ñi ko yelloo jot ci donc comité yooyu ñuy mettre en place c'est juste pour ñoom ñooy valider ndax bu ñu ko mettre en place ci kanamu sous-préfet bi dina am bureau ba liste bu ñu jël balaa ñu ko transférer CO ñoom dinañ ko valider en assemblée signé ne commune bi lii la choisir mooy village yi nga mooy ménage yi nga xam ne tànn nañ leen ñoom ñoo néew doole pour ñu jot ci loolu mooy liggéeyu comité bi ndax ñun bu ñu wëree tànn ay ménage def suñuy enquête ne ñii kat on pense que ils sont éligibles le comité en interne comme le nombre est très limité très réduit 400 ménages certainement ça couvrira pas tous les besoins au moins ñu mën a de manière objective wax ne ñun kat xam nañ ne suñu commune ñi ñeew doole ñii la ñii ñoo ko gën a yelloo nañ fexe ba ñu jot ci encore une fois li ma wax loolu taxul ñu jot ci am na ay aspects techniques yoo xam ne CO il faut mu étudier ko mooy maanaam ni ñu jegee réseau bi ni fa ndox mi ñëwee et cetera fii c'est moins compliqué dans certaines zones dina am saturation réseau dina am leneen mais fii c'est moins compliqué je pense que CO dina mën a gën a leeral les aspects techniques waa OFOR tamit par rapport à la contrepartie xam naa dinañ mën a leeral comment ça est-ce que ça va se passer ñun waxtaan bi la ñuy seq rek ak collecte bi tout ce qui est technique et financier suñu patron yi ñoo ko yor. defe nañ ni njëriñ bi yëpp ñun ñoo ko moom bu fekkee ni may ngeen ma dinaa def benn rappel bu ndaw ndax wàllu ndox dafa am ay jafe-jafe yu bari yuñ ci yàgg di seetlu boo dee xool ci gestion bi ñu ngi tàmbalee ci ay gestion villageoise dem gestion communautaire Régefor Asifor ak Azurep au niveau du nord ba tey état du Sénégal def réforme ñu toll ci gestion professionnelle par des privés may fàttali ni privatisation boobu baat bu nuy wax la rek mais du jaay li ñuy wax contrat d'affermage la maanaam tey ñun CO ak ay Aquatech ak ñooñu yéen di dégg ay sàmm lañ rek sàmm yoo xam ne da nga leen di jox say nag ay say xar ak ay say bëy ni leen danañ génne meew danañ génne ndawal ni leen nag ni meew mi sañoo koo jaayee nii sañoo coo perte lii ndawal li sañoo koo jaayee nii sañoo ko doxale nii ba pare di saytu qualité bi yor bi ñu yor ndox bi tey noonu la mel. bu njëkk bi comme ni nga ko waxee dans l'arrondissement de Fissel am na déjà comité yi nga xam ni ñu tegoon ci wàllu dund bi comité yooyu mun nañ ci jël defar kii ko entériné ko mu continuer ci lii mais léegi man suma problème bi mooy dañuy cibler te xam nañu nit ñi soo ko xasee bind rek comme ni nga ko waxee day jàpp ni am na donc yàlla def na je pense que loolu mun nañ ko éviter ci suma xalaat parce que am na waa CO ñu nekk à Fissel je pense aussi am na waa CO ñu nekk Njagañaaw déjà suñu jëlee un village jour bu ñu jàpp ni dañoo war a def liggéey boobu ñoom ñu dem fekkee mbir mi suñu fekkee mbir mi ñu ñuy tànn déjà ñu joxe explication yi 30 mètres yi déjà duñu ko passé ak agent CO yi ñoom xam nañu ban type tuyau moo fa nekk xam nga dinañu permettre daanaka day mel ni dañuy def sélection définitive man je pense que dina yombalal liggéey bi toute la chaîne waaw parce que agent CO bi xam na ban type de tuyau moo nekk foofu te da leen di ne 30 mètres du ko passé te comité bi tamit villageois bi ñoom xam nañu kan moo fi nekk parce que man depuis bi ngeen fi jaaree keroog man sa GALS bi commencé naa sax di jéem a recenser les villages yi nga xam ne ñoom la CO laal ak déjà quota Fissel bi may jéem a def benn calcul est-ce que yi nga parce que tout ça là c'est pour ñu xam et ñu mun a gaaw parce que nit ñi dañu nekk ci situation bu nga xam ne dañoo soxla ndox. comités yi c'est des comités communaux commune bu ci nekk dañ fay def un comité pour le ciblage
des bénéficiaires ou en tout cas des demandeurs. Li ci topp également mooy commune bu ci nekk pour l'instant am na 400 branchements sociaux. SEC bi muy jëlee kàddu wax na ne effectivement boo seetee la région de Thiès ñaari fermier ñoo fi nekk fermier CO moom la ñuy waxtaane nii mais beneen waxtaan dina am boo xam ne fermier peut-être Aquatec lay nekk ci zone yi nga xam ne Aquatec mu ngi fay officier foofu aussi dina am ay branchement par rapport ak demande yi nga xam ne enregistré nañ ko CO il y a deux choses li ci njëkk mooy ñi nga xam ne def nañu demande fay nañu ba pare ñooñu peut-être fàllu bu jëlee kàddu dina ci ñëw ñooñu taxatul ñuy wax parce que fay nañu ba pare jël nañ en charge seen branchement wax nañ fi sànq que bëgg nañu en tout cas projet bi branchement yi démarré ci lu gaaw moo tax effectivement ñu ne dañuy jël demande yi nga xam ne mi ngi CO te jëlaguñ ko en charge au point de vue paiement ñu jël ko comme base suñu ko jëlee comme base aussi nekkul ne demande yooyu dañ leen di réaliser tout de suite loin de là dañ koy càmbar seet yan demande ñoo satisfaire conditions d'éligibilité yi nekk foofu parce que ñu déposé ko Fimela wala ñu déposé ko fii mais c'est des populations soit de la commune de Fissel soit de la commune de Ndiaganiao. beneen bi dégguma maire yi wax ci parce que 400 yi il faut ñu tas ko ci dëkk yi waaw il faut ñu tas ko ci dëkk ci village yi su ma jëlee Fissel ñu am 28 villages il faut ñu tas ko ci village yi donte su ma paree l'exemple de Ndoye Mbout su ma réemee ci critères yi kese Ndoye Mbout est exclu ah bien sûr Ndoye Mbout benn forage la am benn borne fontaine waaw ñaari borne fontaine apparemment dafa xaw a sori këy yi ci principe bi laay waxee de peut-être sur le terrain mën nañu bañ a gis loolu waaw ak yenn tuyaux ñoo fa nekk on verra est-ce que dañu koy exclure automatiquement dégg nañu réponse bi déedéet parce que bu ñu fàtte ne aussi mbir mi yemul tey kese base de données la ñu wax bu ñu amee ba pare xëy na mën nañu am 400 mën nañu am moins de 400 mën na am plus de 400 mais il y a une autre politique à faire par rapport ak situation bi nga xam ne moo présenté wu am na koo xam ne demandé na remplir les critères techniques là état da ko bàyyi noonu dem yoonam état est dans l'obligation de trouver des solutions maintenant les techniciens vont dire voilà kii lan mooy solution bu ñu war a teg il faut ñu xalaatee loolu kon bu ñu exclure kenn les comités villageois foog ñu fonctionner parce que ñooy def liggéey bi ci suuf balaa comité communal bi di ko càmbar am na travail boo xam ne après on va le faire parce que travail boo xam ne dañuy wax ne voilà village tel jour la ñuy daje commune yi dem leen ngeen daje ñëpp ñu bëgg a demande ñu dem foofu ñu inscrire maintenant waaw dinañ am programme bu ñuy teg parce que ñun wax na leen dañoo yàkkamti maintenant fiche yi ñuy remplir après ñu defar ko yéen les techniciens vous appréciez par rapport ak jege na wala jegewul comité communal bi validé je pense que processus boobu bu ñu ko tegee duñu exclure kenn dès le départ mais nit ñi dinañ xam ne kat voilà ñi nga xam ne ñooy bénéficier wu immédiatement ci lii ñeneen ñi nag waaw l'État et ses partenaires vont trouver des solutions par rapport ak seen problème vraiment ma rafetlu communication bi ñëw na plusieurs fois c'est vrai yaa ma ko promettroon parce que dama jàpp ne bu ñu communiqué wul lépp lu ñu mën a def duñ ko gis nit ñi duñ ko gis baax na bon na déedéet man miy liggéey yow dama soxla su ma defee nga gis xam wax ma la ca baax ak la ca baaxul ma jubbanti ko teel wax nga ko économiser ndox moom xaw ma fan de wante Fissel ak Ndiaganiao moom comme que facture bi dañ koy fay ne vous en faites pas borom kër ga day naan am na ñoo xam ne dañuy root tëj robinet ba root ca ndaal ba root ndaal ba mu fees tëj robinet ba ndax bañ a yàq ndox rek vraiment loolu moom constaté naa ko fii ñu ne dañuy veiller à ce que ñu bañ a di pasare ndox mi da ngeen di comprendre nag séeréer buy làkk olof la olof yi di mën a leer defe naa ne tey jii ñun ñëpp xam nañu li taxoon ñu daje projet bi fu mu ñu yóbbu xam nañu ko xam nañ ne ñun am na liggéey boo xam ne war nañ ko def sur le terrain
ñu fexe ba dëkk bu nekk ñu seet ñi nga xam ne ñoo ko yellool soxla ko ñu jël leen proposer ko comité communal bi moom mu valider ko yéen li ci war ngeen def ko ba ñoom ñu am ndox ci anam bu yomb 5000 francs bi defe naa ñëpp rafetlu lu fekk mu nekk 5000 mais neewul 5000 boo xam sax day naax saay 5000 ba ñu ne la ah genre avance la ci sa facture bu ñëwee bu ko yéesee am na lu fa des yaa ko moom ba tey loolu il faut ñu accentuer communication bi foofu nit ñi xam ne noonu la demee. waaw ginnaaw bu ñu santaate yàlla jul ci yonentam bu tëdd bi tey dañu fi daje woon ñun pour waxtaan ci wàllu ndox donc nguuru Sénégal ak ay partenaires am yu muy lëkkaloo ñoom ñoo cëral commune Fissel ñeenti téeméer robinet yu ñu war a dugal ci kër yi robinet yooyu nag mooy lu ñuy koy waxee c'est-à-dire robinet ndimbal la waaw loolu borom ku ñu xasa tànn donc junni ngay joxe junni boobu nag du fay c'est-à-dire dañu ne suñu la xasee installer robinet bi junni boobu mooy jéem a gérer sa facture bu njëkk bi bu dee sa facture bu njëkk bi mot na junni boobu moo koy fay bu dee manqué na junni lu dañuy jël ci junni bi fay lu des li encore yaa ko moom bu dee ëpp na junni nga dolli lu teglu ci junni bi tamit dañu ne distance bi diggante am ak tuyau bu mag bi 100 mètre lay doon du ko passé donc ci loolu la ñu doon waxtaanee tey pour ñu jéem a xool nu ñuy tànnee nit ñooñu ci dëkk yi nga xam ne ni ndoxu CO bi dugg na ci. voilà ci biir loolu nan la ñuy tànnee nit ñi nga xam ne ñoo war a tànn ñaata lañ am nan la ñuy tànnee. nu ñu leen war a tànnee mooy dañu ne képp ku nga xam ne ni sa loxo jotul sa ginnaaw mooy lu ñuy ne ci tubaab cas sociaux donc loolu ci dëkk bu nekk fu nga xam ne nii ndox bi am na fa bu CO bi dinañu jéem a samp foofu benn comité boobu bu dëkk ci dëkk boobu ñoom ñooy jéem a saytu yooyu suñu tànnee nit ñooñu ba pare ñu def seen dossier ñu indi ko ci mairie bi niveau mairie nag day am comité bu nga xam ne moo wund commune bi yëpp ñun ñooy toog càmbaraat yooyu ak partenaires yi léegi nag suñu tànnee ñooñu ba pare ñu soo koo jébbal tamit waa CO ci kaw ñoom tamit ñu am liggéey bu ñu def ba lépp su yembee ci la ñuy ñëw defal ñooñu branchement yooyu comme ni ma ko waxee ci njëlbeen. waaw xam nga loolu il faut ñu yaatal waxtaan bi ci dëkk yi nga xam ne ni ndox bi am na fa ñu yaatal foofu waxtaan bi ba ñëpp dëgg donc parce que dañu ne dëkk bu nekk kuréel yu fa nekk yëpp comme nu ñu defoon ne ci bu ñuy tànn fii ñi nga xam ne ñoo waroon bokk ci dundu ceeb ci séddale ceeb gi donc noonu la ñuy defaat tamit ci lu mel ni ba mu leer ñëpp comité bi tamit tànn ñu nga xam ne ñoom la ñu war a tànn te ñu teg ko ci yoon parce que dañ koy càmbar fépp donc même liggéey bi la ñuy doxal rek mais tamit lii dafa am ñu ko yollo amul ñu bind ba pare bindaguñu kenn bindaguñu ko mais tamit nañu xam ne ni distance yi dañu ne tuyau bu mag bi sa diggante ak tuyau boobu 30 mètres lay doon amul tuyau bu sew bi de bu ñuy branché ci robinet bi yooyu bokkut buñ ñu sonnal tamit débat ci loolu tuyau bu ndaw boobu bokkut tuyau bi am na bu nga xam ne ni dañuy ne 63 diamètre 63 waaw c'est-à-dire tuyau bi yaatuwaayam bi toll na ci juróom benn fukk ak ñett soo koy natt yaatuwaay bi noonu la toll donc tuyau bu toll noonu loolu la ñu koy mais tuyau yu ndaw yi nga xam ne ni yooyu la ñuy branché robinet bi directement yooyu compté wul tamit il faut mu leer donc liggéey bi technicien bi ak lu ñu waxtaanee ci loolu lañ tënku parce que am na genre tuyau yi nga xam ne soo ci branché robinet tamit da ngay sonal sa bopp parce que du am ndox ngelaw kese lay xelli donc ci noonu la dëkk yi nga xam ne ni am nañu tuyau yi nga xam ne ni waa CO ñoo ko géré tamit foofu tamit il faut ñu leeral ko waaw fu CO nekkut bokkut pour le moment mun na am dina am yeneen programme mais bii ni fu CO nekkut bokkut déedéet fu tuyau CO nekkut bokkut waaw donc foofu tamit il faut ñu leeral ko mais nag dina am xëy na comme nu ñu ko waxee dina am yeneen yuy ñëw yi nga xam ne nii dina concerner dëkk yu nga xam ne nii tuyau CO yi nekkuñu fa ñeneen forage yoo fa nekk ñeneen ñoo koy gérer nee nañ tamit dina am programme boobu mais boobu dikkagut. waaw ñu ngi leen di sant di leen gërëm
yéen tamit ngeen comme yéen a yëngu ci affaire communication ngeen jéem ci yëngu di ko gën a yaatal mais di ngeen ko def mais dañ leen di ñaax rek donc di sant waa Fissel TV sant waa Ndiaganiao rajo Ndiaganiao sant aussi rajo Penc mi. waaw ñu ngi lay nuyu di la gërëm ci laaj bi tey dañoo ñëw fii Fissel ànd ak MSA ànd ak CO ñëw fekk ci préfet pour participer ci CLD boo xam ne dañ ko jagleel ay branchements sociaux mu nekk programme boo xam ne mu ngi nekk ci programme eau potable et assainissement du millénaire nga xam ne Banque mondiale moo lëkkaloo ak Sénégal pour financer ko ci financement boobu également mu am ci programme bu am solo bu 1 milliard presque 300 millions boo xam ne dañ ko jagleel jumtuwaayu ndox bi nga xam ne CO moo koy gérer ci région de Thiès ak région de Fatick. programme boobu am na ñaari forage yu ñu war a defar ci Tasset am na également ay extension de réseau am na également régulation parce que boo seetloo réseau léeg-léeg ndox mi dem foo xam ne xëy na gënuñ ko fa soxla mais am na surtout li nga xam ne moo ñu fi indi tey juróomi junni branchements sociaux yoo xam ne war nañ ko réaliser juróomi junni yooyu ñu war a réaliser def ci fukki commune ak juróom-ñaar yi nga xam ne CO mu ngi koy jox ndox commune Fissel am na ci juróom-ñetti téeméer ak fanweer juróom-ñetti téeméer yi ak fanweer yooyu mooy ñeenti téeméer yi ci commune Fissel la ñeenti téeméer ak fanweer yi ci commune Ndiaganiao ñu ñëwoon fii également pour ak préfet ak maire yi ak acteurs yëpp pour monter lu ñuy wax expliquer déjà naka la ñuy defee branchement yi ku ci mën a am kan moo ci mënul am principalement ci wàllu koom ñi ci mën a am mooy ñi nga xam ne seen koom demewul noonu tubaab di ko wax ménage pauvre mais également am na ay critères techniques bu fekkee ne da nga nekk ci lu ëpp fanweeri mètre ci tuyau bi loolu également critère boo xam ne la du branchement bi du mën a nekk donc ñu waxtaan ci loolu condition d'éligibilité yi waxtaan également ci condition yi nga xam ne comité bi noonu la war a tëddee au niveau communal ak ci village yi ñu am ci contenté parce que déjà fekk nañu commune bu nekk muy Ndiaganiao muy Fissel am na benn déjà comité communal ñu sukkandiku ci comité yooyu pour mën a en tout cas installer comité communal bu nekk donc loolu moo ñu fi indi woon tey mais au-delà de li ñu waxtaanee noonu waxtaanee nañ yeneen aspect yoo xam ne dem na ci wàllu ndox mi jafe-jafe yi mu am ci arrondissement Fissel ci muy pression muy rendement réseau muy diir bi ñi demandé branchement di def pour ñu am ko mais yooyu yëpp indi nañ ci ay saafara indi nañ ci waxtaan ba gindeeku ci en tout cas li nga xam ne mooy essentiel bi parce que su ma fàttalee projet bi effectivement am na volet renforcement de production bu am solo ci ñaari forage yoo xam ne war nañ ko liggéey foofu waaw loolu laaj bu am solo la li ma ci tontu mooy xam nga CO dafa am contrat ak office des forages ruraux contrat boobu moom moo définir li nga xam ne noonu la CO di liggéeyee effectivement ñu bëri wax nañ ne coût branchement bi dafa cher loolu moo tax ba état bi OFOR di def périodiquement lu ñuy woowee ay branchements sociaux pour dimbali ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw pour ñu mun ko def boo seetloo ay at ci ginnaaw am na 700 branchements sociaux yoo xam ne def nañ ko fi à travers les différentes communes ñu ngi nii dellu si nañ pour def déjà 5000 branchements yoo xam ne du jar dara mais effectivement laaj boobu dafay ñëw état bi mu ngi continuer di gëstu pour am ay matuwaay yoo xam ne coût branchement yi ak coût ndox mi même parce que am na ñu wax également que mètre cube bi dafa cher dina dëppoo ak pouvoir d'achat population yi lii nga xam ne état bi loolu la jublu bi muy teg OFOR fii mooy kër gu ci nekk foyer bu ne mën a am ndox bu sell
am ndox boo xam ne service bi dafa régulier mais am ndox boo xam ne dafa dëppoo ak pouvoir d'achat population yi loolu du liggéeyu benn fan du liggéeyu ñaari fan mais liggéey bu xaw a am solo la et que acteurs yëpp ñu ngi ciy jàpp. Gis nga maire Fissel wax na léegi am na un programme d'extension de réseau bu 40 millions donc loolu également participation acteurs yi daf ci am solo. merci jërëjëf ni nga ko waxee tey dañ doon waxtaan ci arrondissement Fissel mu composé commune Fissel ak commune Ndiaganiao ñi àndoon ci xam nga état dafa tëral projet boo xam ne ci wàllu ndox la ak assainissement projet bi nag dafa am pàcc yu bëree bëri mais tey li tax waraloon ndaje bi mooy partie bi nga xam ne dafa jëm ci wàllu branchement sociaux loolu lañ doon waxtaane parce que gis nañ ne ñu bëri bëgg nañ ndox soxla nañ ko mais amuñu kàttan gu ñu mënee wutee ndox boobu moo tax état bi mu xamee loolu mu tëral ak ay partenaire am notamment Banque mondiale mu jàppale ko ci comme ça ñi nga xam ne dañoo yàlla dafa dogal ñu néew doole ñu fexe ba wutal leen ndox loolu la ñu doon waxtaane tey ñu tëral ay comité parce que boobu waxee ne damay dimbale nit ñi kat damay seet ñi nga xam ne ñoo ko gën a yellool fokk nga teg kuréel goo xam ne mooy saytu loolu ba génne ñi nga xam ne ñoo ko gën a yellool liggéey bi loolu la woon taxaw nañu comité communal commune bu nekk am na comité yooyu nag ñoo koy saytu en relation avec chef de village wax yemuñu sax comité communal mais ñun dañoo dem ba ci village ba tànneef ba ñu koy def ci village bi nga xam ne après ñu remonté lépp ci biir commune bi nag commune bi doog a validé tànn yooyu xam ne tànn nañ ko loolu moo waraloon ndaje bi tey. waaw loolu moo tax ñu inspiré wu ci li nga xam ne liggéey bi nga xam ne jot nañu ko weesu mooy tànn ñi nga xam ne ñoom la état bi doon dimbali ci ni ko ñi sant fay waxee ceeb bi wante maanaam aide alimentaire bi dafa amoon comité yu ñu teg dëkk bu nekk da ngay fekk ñu am ci comité bi chef de village jiite ko mu am ki teewal jigéen ñi am ki teewal ndaw yi am ñi teewal ñi nga xam ne dañoo am laago suñu partenaires yi association yi nga xam ne dañuy yëngu ci développement ñoom ñëpp ñu ngi ci biir kuréel yi maanaam amul kenn koo xam ne benn pàcc boo xam ne bokkuñ ci société bi te teewul ci kuréel googu donc loolu bu amee ñun jàpp nañu ne tànn bi lu mu metti it daañu tànn ñi nga xam ne ñoo ko yelloon nit nag mën naa wax ne tànn ñu ma te jàpp na ne yelloo na ko wante du ñëpp ñoo mën a am l'essentiel mooy bu ñu tànnee it ñëpp xam ne kat kee ñu tànn kat yelloon na ko wala bokk ci ñu ko yelloon. effectivement loolu moo tax xam nga loo gis rek dafa war a am suivi maanaam ay kuréel yoo xam ne dinañu xool di ko saytu ba ci man mii dinaa xool di saytu liggéey boobu comme ni mu ko doon defee ci ceeb ba ndax jaar na yoon wala déet wala teg nañ ko ci yoon wala déet. daañu ciy ànd ak MSA mi nga xam ne moom la entreprise bi nga xam ne moom la moo koy liggéeyal OFOR di ko liggéeyal ak CO ñooñu ñëpp dinañ ci jàpp xool saytu ba xam parce que c'est pas parce que tànn nañu rek dañuy ne waaw déedéet bu ñu tànnee ba pare dañuy càmbar tànn googu ñu tàmm ndax réellement ñoo ko yellool liggéey boobu dinañ ko def après am na ay aspects techniques yoo xam ne ñoom ci seen wàllu dinañ ko xool bu méngoo rek bu boobaa dañuy jàpp ne tànn yooyu jaar na yoon. waaw ci commune Fissel dañoo ciblé 400 ménages defe naa mooy ñeenti téeméer 400 ménages ci commune Ndiaganiao aussi ñu ciblé 430 ménages ci arrondissement bi rek muy 830 ménages la ñu ciblé ci arrondissement yi ñoo xam ne war nañu am branchement sociaux.